ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. jàngal ñu leen na ci ay aaya alquran yu ubbee ko jotaay bi bismillah jox ma woon خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله بآله وأصحابه أصحاب السماح. لقد ألفيت نفسي سبيحة هذا اليوم سفيا لهذه الأريحية الأسطورية وهذه الإيثارية المثالية من طرف أخينا السيد محمد الأمين بي الذي بحق يستحق كل الإشادة والتقدير لهذا الموقف المشرف الذي امتاز به عبر إبراز روح المشاركة والمشاطرة والمقاسمة التي تعد من المعالم الإسلامية السمحة.
علما منه بأن الإسلام دين بناء لا الهدم، دين تعمير لا التدمير، دين نهوض لا الركود، دين إقدام لا التخلف. وهو أيضا ديننا هذا يمتاز بما يسمى بالإحساس بالمسؤولية. وهكذا قال عمر بن الخطاب ذات مرة: لو أن سخلة عثرت باليمن لألفيت نفسي مسؤولا عنها لما لم أسوي لها الطريق. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السيد محمد الأمين، اعلم في هذه المطوى اللقائية الإمامية أن موقفك هذا سرد في أعماق جنانه، وبذلك نستغل هذه الفرصة السانحة وهذه النبالة المؤاتية لنبدي لكم عن مدى الامتنان البالغ الذي نكنه نحوك، متضرعين ومتذللين ومنكسرين بين يدي الرحمن الرحيم أن يزيد أو يزيد في عمرك وأن يبارك في أعمالك. حتى تحظى بمزيد من الأعمال المجدية لأمتك لأسرتك ولكافة الأمة الإسلامية لأمتها، والله الموفق والمستعان وهو الهادي إلى سواء الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baal xaq di leen baal xaq yal na nu yàlla boole baal. daje balaa muy baax mu am njëriñ ndax nit ki bàyyi njëriñam fekk fi lu ëpp njëriñ. l'islam nag dafa jëkk indi ruuxul musharaka, l'esprit de partage wal muqasama wal musharaka. moom la kii def esprit de partage. ñaareel bi daf may fàttali góor gi si Dieng, le basketteur sénégalo-américain. teraangam jag fa yàlla defal dëkkam la koy jëkk indi ca Kébémer soogaa defar Dakar. dëkk ci dëkk baax na waaye am fa njëriñ ëpp solo. kii lii mu def tey ça nous va droit au cœur ndax dañuy toog ci jamono yoo xam ni ku nekk sa bopp nga bëgg, ku nekk sa bopp nga doyloo, ku nekk sa cadre bi nga nekk ngay yëngatoo dans un cadre restreint. moom nag mu génn foofu wan ñu ni il y a mieux que ça, il y a l'altruisme, ruuxul isaaniya. ñetti mootu tabee am. ki amee fukki dërëm fab ñaar dërëm ya joxe dese juróom-ñett ya ñu ko tuddee as-saxaa. ki am fukki dërëm joxe juróom-ñett ya dese ñaar yi ñu ko tuddee al-juud. ki am fukki dërëm joxe ka ba mu jeex c'est ce qu'on appelle l'altruisme par excellence. moom la def la nga amee nga joxe ci ngir yàlla dese yàlla. loolu nag ça nous va droit au cœur. on ne vous remerciera jamais assez. dina ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndax nga servir de leçon aux générations futures. lu am solo lan nit ñi daan def ci dëkk
yàlla mën na la dal nga ñëw fekk ña sonn nga ñëw fekk ña feebar nga ñëw fekk ña lot nga ñëw fekk ña bëggoon àggale seen jàng nga njëkkoon nga fekk ña bëggoon fay seen lamp ak seen ndox nga bëggoon fekk ña doon génne parce que am ñu lu fayee kër nga ñëw dimbali leen te kenn du ko yëg ba bu loxo day yor ne joxe càmmoñ du ko yëg in tubdu sadaqati fa ni'ma hi waaye wa in tuxfuha wa tuutuha al-fuqara fa huwa xayrun lakum loolu nga def kontaan nañu yal na yàlla barkeel sa yëngatu lii daal waxuma Saint-Louisien waaye kuy julli rek war nga ko yëg ndax yaa ngi def lu jafe ci jamono te lii ngay def wutuloo ci dara ndax boo ci wutoon dara da ngaa dem ci stade bi toog woo àddina ni leen lii laa joxe waaye fii nga ko defee ba loxo ndeyjoor di joxe càmmoñ yëgu ko yàlla yëg na ndax mer miy fay meru yàlla ci jaam yonent bi ne ndeyjoor buy joxe càmmoñ du ko yëg wa hakada anta sirta ala hada al minwal imam yi nga xam ni ñoom ñooy c'est des régulateurs sociaux de société nga ñëw jublu leen ndaxte bu nu baaxee société baax ñoom ñii bu ñu dëngee société dëng ndax si ñoom la ñuy xool si ñoom la ñuy roy ci seen wax ci seen jëf ci seen taxaw ci seen jëf ak seen jëflante nga ñëw nag ba ñu teg ci yoon ndax ñu mën teg nit ñi ci yoon gannaaw ba ñu tegoo ci yoon loolu daal yëg na anu waa droit que loolu la ñaanal doyul loolu la yéene ndam ak mbir ak sutura doyul yenn la yàlla def loo xam defal loo xam dana ëpp say jox ci lii yëpp yàlla bu dal sa fan te lii nga xam ni moom nga tàmbali nga def lu ko ëpp ba nga xam ni diine l'islam gën ci amee ndam société sénégalaise gën ci suqalikoo yenn la ko yàlla defal et imam yi soxla ñu ndimbal ndax kuy jiite ay nit bàyyi say soxla bàyyi say itte war na la am lu la delloo waaye ñoo ngi ci yàlla rek bu leen joxee dërëm ñoo nga ca bu ñu amulee dërëm it ñu toog ca yàlla te ñoom am nañu solo ci société bi waaw dañ leen xaw waaye fal nag waaye dañu waroon privilégier l'imama on devrait privilégier l'imama par rapport à la dynastie waaw imama la ñu war a privilégier am xam-xam mbooloo ngay gis ak ñoom juróomi yoon ci bëccëg bi war nga mën lu fi xew nga teg leen ci yoon war nga mën ku ci dëgg nga jubbanti war nga mën ku tegu ci yoon nga ñaax mu gën ca teg juróomi yoon bu àjjuma war nañu mbooloo bi la mu gën a baree ñu waxtaan ak ñoom ci actualité lan moo ci taxawaayu islam lan moo ciy gis-gisam lan moo ci war a nekk taxawaayu jullit ñi imaam rôlam des na kon tey boo ñëwee bàyyi ñu xel yal na yàlla bàyyi xel barkeel say yëngatu xatta tauda takuna ala bayina bi hadihi al a'mal al ja'iliyya al ithariyya التي أتحفتها للأمة الإمامية قد ذهبت بأجيالنا ونتضرع وننكسر بين يدي الرحمن الرحيم أن يبارك خطاك حتى يسع لك أن تحقق إنجازات مستقبلية للأمة السنغالية برمتها والله الموفق والمستعان وهو الهادي إلى سواء الصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمة الله. léegi nag kon dañu war a ànd ak jamono moo tax parfois explication bi ñuy joxe ci Coran parfois c'est des explications yoo xam ni ça remonte de l'Antiquité il faut ñu essayer de trouver loo xam ni day ànd ak jamono parce que l'islam va avec le temps nous tam on ne doit pas être en reste ñu nag suñu lecture on doit avoir une lecture actuelle très actuelle si alquran ak na mu war a doxee ak na mu war a àndee ak exigence de l'heure. ça c'est important. yi ci fitna yi nga xam ne ñoom mais ils ont leur mot à dire
L'imam a son mot à dire. Son mot à dire, c'est parce que l'islam, il considère aussi, comme que la politique, la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est pas le fait de se quereller, de se donner des coups de corne, mais c'est l'art de gérer la cité. Tout un chacun est censé participer à ça pour participation à la gestion de l'État, de la cité. Kon nag du xuloo du xeex du weccante du dara mais nan la ñuy def yoon woo xam ne bu ñu fa jaaree réew mi dana dox kër gi dana dox penc mi dana dox réew mi dana dox du dëgg ñun suñu loolu la donc comme c'est là de bien gérer une cité il faut ñu toog ci loolu fexe ba di wax kàddu koo xam ne bii même boobu li yeneen bi indi woon ba muy defar état ba à Médine du dëgg ba mu defar état ba taxaw et il y avait des incohérences, il y avait des qui, mais il n'est pas venu quand bien même à gérer tout ça. Bah, accès à un État islamique, ça gère, comment dirais j'ai oublié encore l'expression, le spirituel et le temporel. Ce n'est pas que le spirituel, ce n'est pas que le temporel, c'est l'alliage des deux. Comme fitna amul yoon ci campagne. J'ai dit quelque part. Comme la politique, c'est l'art de bien gérer une cité. Vous nous démontrez bonne compréhension. Je crois que c'est tout. Parce que comme parce que qui nous affaire de Mbapad, il vient pour exposer le résultat de ce qu'il a fait déjà. Qui nous dit tout, d'ailleurs, entreprendre. Voilà le problème. Il n'y a pas lieu de s'invectiver, parce que comment dire, il sort d'une responsabilité qu'on lui a confiée. Vous voyez, mon bilan, voilà mon bilan. Voilà ce que j'ai fait tout le long de mon dirige. L'autre, ki nga xam ni moo taxaw ànd ak association bi ngir ñu taxawal atelier de formation bi mu di Mouhamadou Lamine Mbaye bi nga xam ni dana wax ci li mu yëngu incha allah kon sëñ Lamine kàddu la. ñu ngi yëkkati suñu kàddu di tàmbali ci nuyoo di daal suñu nuyoo waaw raas bi Amitié Diallo di kontaan ci kàddu yu rafet yu mu fi yëkkati jaare si moom nag di nuyu képp fi teew turam ak santam di jàpp ni alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla d'abord ndax lépp lu am yàlla la subhanahu wa taala ndax bi nu yàlla defee ñu mën a toog ak quelques membres de l'association il y a je pense 2 semaines doon préparer benn constatation médicale ci dara dina ko yëgal doon def réunion de travail de synthèse ñu wax ñu seen préoccupation ci lii seen soxla ci lii dama jàpp ni nit soo koy jàppale na nga jàppale si li ko ñor ñu leen moom daal ci xalaat yàlla suturaal moom ngi jëral teewul subhanahu wa taala ñoom mbool ñu tey ñu mën fi réew ñu tey di ko def kon ñu ci sant yàlla bu baax jàpp naa ni ku yoree association wax ni da ngay def sa plan stratégique xam nga foo yóbbu rawatina la boo xam ni su fekkee imaam yi ñoo ko wax kon nag ci rafetlu parce que jàpp naa ni lu mel na li ngeen bëgg a def yéen si yéen la gën a yey ndax imaam dafa am mission bu yéen ma ko gën a xam man seen taalibe laa rek bu nekk seen biir jàpp naa ni seen position dafa essentielle ci dundu nit ñi ndax jullit ñi dañu bëgg ku leen yee ku leen tekki ku leen wax li nga xam ni ëllëg si daan woon ci woo chaque fois bu mu jógee daan ci boobu seen borom subhanahu wa taala yéen la yàlla dénk boobu mission kon nag ku leen jàppale xeet bi ko la jàppale jàpp naa ni ñëpp leen war a jàpp li ngeen ni sumb ñii bëgg ko def yéen a ma gën a xam parce que bi thème de référence yi ñëwee gis nañu porté gis nañu enjeu yi gis nañu perspective
leer na nañ moo tax ñu ni seen mission mooy tabax nit kuy tabax nit di defar jikko nit def naa ne loolu ñu wax nit moo tax lépp am moom nit pour tabax ku nekk ci jikkoom si liggéey war nga lépp loo war a fekk ci moom nga fekk ko ci lu mu gën a sori ndax yéen seen mission dafa war a dimbali ba lépp loo xam ne ku nekk yaa ngi koy liggéey boo waree dem tàmbali rek nga jàpp ne imam joxe na orientation bii ci loolu laa mën a sukkandiku pour dem kon nag liggéey bi ngeen di def tey dafa am solo dañ leen dimbali si seen fi ngeen jëm si seen association dañ leen dimbali si seen mission surtout la seen ay projets yi ngeen naal li ngeen naal yëpp parce que bu ngeen bëggee def dara te dëkk bi léegi ni mu tëddee dañ lay laaj ci yan anam nga ko tabaxee projet bi ni mu tëddee lan mooy impact projet bi loolu la li ngeen def tey mooy dimbali ba ku ngeen di waxtaanal ngeen waxtaan ak moo waxtaanu nawle ndax dafa neex ñu laaj la li nga bëgg foo jëm nga génn sa kii teg débat ak moom scientifiquement mu xam ne li ngay def xam nga ko peeg ko te loolu mooy li ngeen di liggéey du am loolu am tâtonnement da ngeen di xam fu ngeen jëm fan ngeen tàmbali xamoon ngeen ko naam macha allah mais lii dafay nekk bu ngeen di wax ak ci wàllu adduna dana xam ne ñii de peeg na ñuy def na table wu loolu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax man ci loolu ay gàttale rek parce que suñu wax toujours gudd ndax ñu jàpp lu nekk fa am ko peeg moo tax ñu ànd ak ku tudd Oumar Wade moo nekk nii moom yàlla def na depuis 30 ans war ko ëpp ci loolu lay liggéey lu tax man sañ biñ ci ñeme naa ko liggéey nañu pendant plus de 10 ans ensemble bokk même bureau mu nekk bu baax nekk taalibe nekk ku julli kan parce que balaa nga koy seeti nit nga gis ko ngeen di fréquenté loolu jàkka ji jumaa macha allah kooku mën naa ko seeti si moom mu nekk koo xam ne woyof responsable au niveau national waaw macha allah ci anam bii moo tax ma sañ ko fi indi parce que doomu na man dama màgg rek dem daara ja wante suñu jaxasoo nit ba alhamdulilah ñu gis si ay qualité yoo xam ne balaa nga ko indi samay kilifa dinaa ko seetaan moom ñeme na alhamdulilah waaw si ñeme na ko loolu macha allah moo tax c'est normal lii sa jataay la ñii samay papa la samay sëriñ la samay kilifa la bëgg naa bu fi jógee incha allah ñu yor seen document boo xam ne tey xëy na dina gàtt pour ñaari fan yi wante tous les axes dañ leen permettre ngeen jël man wax li ngeen bëgg moom ñu tëral ko ñu gën a débrouiller pour que suñ si jógee ñu am benn document un draft suñ si jógee ngeen toog bureau bi gën ko élaboré am seen document boo xam incha allah ngeen toog rek dana xam ne ñii imam bi ulema de 100 xam na lu ñuy def peeg na te incha allah ku leen di jàppale du nekk rek ay jàppale foya mais dañ leen jàppale si base quand même science incha allah loolu daal mooy ci gàttal la ñoo bàyyi. jërëjëf mooy sama seen boobu maa ngi jégalu si guddal bi. jërëjëf yaa ngi yàlla sutura ñu bëgg daal yàlla bismillah. maanaam Mouhamadou Lamine bi mooy mu wax programme bi muy déroulé bu ñu paree ñu jox imam mu joxe déclaration bi dañu jotaay bi après moom ñu yeewi ko ndax dëgg yàlla ñu ngi koy jégalu ndax gis nañ ni semblé portable bi mu ngi sonné te kilifa bu mag moo xam ne jël daanaka ñi naan ko 5 ñoo ko daan soxla su ko defee daal ñu jox Lamine bi ku nekk ci saal mu joxe tàggu ak après ñu continué. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax ci lu gàtt di séentu ci ndaje bi mooy imaam yi ñu mun a am li nga xam ne dañ jox seen partenaire technique yi ak financier nga xam ne ñu leen dimbali li nga xam ne mun nañ ci jàpp ndax ñu defar benn plan bi nga xam ne pour al modèle mutawassit wal ba'id maanaam plan bi nga xam ne bu
diggandoom la maanaam pour benn at wala ñaari at wala ñetti at ndaxte bureau bi ñetti at la ñu def ci ñetti at yooyu dal nañu war a liggéey ñu defar programme bi nga xam ne itam activité yi ñetti at yi la toujours comme ñu waxee sax ñu defar plan de suivi maanaam li nga xam ne moom la ñuy liggéey naka lañ koy toppee ndax li ñu bëggoon def est-ce que réalisé nañ ko wala réalisé nañ ko ak ndax am na fi nga xam ne daf am fukki sooxe ak naka lañ koy remédier ñu daal def encore tasfiis diagnostic maanaam tasfiis mbir yi nga xam ne war nañ ko saytu war nañu fexe ba am ci formation ñu fexe daal ba former membre association bi ci planification comme ni ngeen xamee planification dafa am importance parce que école boo dem fi nga xam ne cadre ngay doon da ngay jàng planification administration civile yi day jàng planification boo demee même ci yenn école yi lu mel ni école normale supérieure inspecteur bi dañuy jàng planification imam nag moom administrateur dafa war a planifier lépp moo xam ne fii la yow al imam laa yataxabbaq du tâtonner du def tâtonnement li muy def yasiru ala xutuwaat ci ay pas la koy awal ala xutuwaat ilmiya wa ba'da zalik ñu am barnaamij lil anshutati thulathiyya pour comme que ñetti at la ñu naan at bi li la ñu def at bale loolu li ci tegu li la ñu def ñu fexe tam jàppale imaam yi ñu mun a defar un plan d'activité ak suivi ak itam évaluer maanaam taqyim wala ñenn ñi ñoo taqwim ci kii bi ni ñu waxee woon def nañu plan bi def nañu activité bi déroulé nañu ko waaye seet nañu daal xëy na 60% wala 80% wala 100% lañ ci def taxaw lañ ci réalisé. te ñu fexe daal comme ni ñu ko waxee woon yëpp nag dañ ko bind imaam yi formé wu ndaxte wala taqfu fiimaa laysa laka bihi ilm ak itam feneen fii subhaanahu wa taala di wax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi ddiin wa liyunziruu qawmahum izaa raja'uu la'allahum yahzaruun ndaxte ñi nekk fii léegi ñoom après dañu war a démultiplier bi ci ñeneen. ndaxte ñi léegi ñooñu nuwaayam bi ñooy xàbb bi bu njëkk ci fii lay commencé xëy na ñi formateur la ñu doon kon nag incha allah ci gàttal lii moo nekk ci TDR bi salaamaaleykum wa rahmatulah. dama bëggoon delloo kàddu incha allah comme ça comme parce que ay mag ñoo toog ay kilifa ñoom ñooy waxtaan ci seen biir li ñu bëgg rek mooy ñu wax ni tey tàmbali nañu ban heure la ñuy arrêté def yëfu mbay ak yooyu xaw ma yëfu sooy xaw ma yëfu mbay ak waaw turé yi am na fi ay turé am ay kele yaakaar naa ne loolu mbir mi soxal na leen ak aussi ban heure la ñuy taxaw parce que comme julli bi aussi am na fi si diggante pause bi bu ñu ko mënoon def tamit xam naa ne mu xaw a méngóog pause prière bi benn yoon tamit dina gën a baax su ko defee ñu suñu waxee kañ la ñuy wàcc suba aussi incha allah ñu wax kañ la ñuy tàmbali kañ la ñuy defaat pause bi ak kañ la ñuy pare parce que comme si ñaari fan lañ ko bëgg a yamale su ko defee dinañu dellusiwaat waxtaan maintenant si biir ñaari fan yooyu li ñu bëgg lépp est-ce que lépp mën na see antu est-ce que lépp dinañ ko si mën def ak lan lañ siy jukki ak lan lañ si dul mën a jukki lan moo si xaj ak lan moo si lañ yaakaar ne si xaj su ko defee ñu mën si waxtaan tamit loolu ñu mën si xaw mais balaa ñuy def loolu règle de jeu yi ni ñu fiy toogee ni ñuy demee mbir yooyu sëñ bi dafa la ko bëggoon bàyyi incha allah pour ngeen mën waxtaan bu ngeen jàpp rek ñu d'accord nañ si. waaw 10 heures waaye moo jot am na peut-être loo xam ni moom la ma sëñ Ablaye dégg léegi ki nga xam ni moom mooy defar ndekki bi moom déjà tàmbale woon na
ci 11h30 donc mën nañu jàpp waxtu woowu maanaam fii ñu toll nii dañuy tàmbali ba 11h30 ñu def pause bi aussi mën na bañ a yàgg 15 minutes baax na ah kon ñu commencé travaux yi maison 10h30 ba 11h30 ñu def pause 15 minutes kon danañu yóbbu ci bismillah pause 30 minutes kon loolu danañu yóbbu ci midi moins quart 11h45 11h45 yaakaar naa daañu war a mën a continuer liggéey bi ba 14h maanaam tisbaar yéen a may dégg kon 11h45 ah waaw 11h45 14h ñu dellu si waat ci liggéey bi 14h la ñuy taxaw pour julli ak añ. bëggoon nañu tamit ñu balaa ñuy tàmbali comme dañu war a def ñaari fan ñu mën a gën a xamante ñu mën a def présentation. def benn tour de table pour ku nekk wax nga xam naa dañ si doon sàkkuwaale rek su ma jël kàddu tamit boo présenté wu pare bi ngay jotee convocation bi ñëw peut-être am na loo xam ne ni jàppoon nga ne boo ñëwee si ñaari fan yi war nañ ko war a mën a waxtaane wala yaakaaroon nga ne loolu lañ mën a waxtaane pour ñu xool ko si kaw table bi pour que après tamit ñu tukki yokk si li sëñ bi waxoon seet ndax seen bëgg-bëgg ak li ngeen yaakaaroon loolu am de lan lañ si mën a def ak lan lañ si mën a def loolu daal laa doon sàpp monsieur le modérateur. voilà bu fekkee ne tamit si loolu tamit en dehors comme ni ko sëñ bi waxee day laaj aussi bu fekkee ne nit ki day nekk imam nekk tamit di liggéey yëngu si leneen si loolu muy yëngu aussi su dee mën nañ koo leeralal su ko defee aussi bu ñuy jël exemple bu ñuy sukkandiku si lenn aussi moom it dinañ mën a jàppale si li nga xam ne bii moom dañuy wax parce que peut-être si li ñu yëngatu am na loo xam ne bii moom moo koy gën a xam ñeneen ñi nga xam yëngatu ci loolu daal mooy présentation. tur bi sant bi fan la jógee lan mooy lan lay xaar si atelier bi ak aussi si lan lay yëngatu si mënu mooy imaama. waaw ñu jàpp nag ni affaire bi du caaxaan ci liggéey bi la bokk daf koy gën a yombal sax gën ko rafet kon maa ngi tudd Babali maa ngi nekk imam jàkk Babacar Ngom ci Léona waaw maa ngi séentu nag ci affaire bi daal lu rëy parce que xalaat yi vraiment am naa ay xalaat yu bari mais nan laa koy nosee daal ba xam ban laa jiital ban laa ci teg ak bi ma ci tegaat xëy na loolu laa lay séentu ci jataay mais personnellement man dama doon jàngale waaye léegi tubaab bi dàq na ma maa ngi ci waaw maay ñetteelu adjoint imam ratib ak aussi maa yore kaddu gi ak kaddu mbooloo salaamaaleykum man Abdoulaye Sow laa tudd nekk Masjid Ihsan nekk si Ndoli si wàllu bureau bi commissaire au compte la sur le plan professionnel si fànn yu bari lay liggéey système d'information suivi évaluation gestion de projet ak yu demee noonu donc je ne veux pas trop merci jërëjëf. Mamadou Lamine Ba maa ngi jóge si Ndoli maay naaj bi imam Moussa et ci loolu nag maay chargé de la formation
ak affaire pédagogie daan naa liggéey nag avant ñu may dàq comme màggat la màggat naa dañu may dàq inspecteur enseignement élémentaire option arabe moom laa doon et comme ni ma ko waxee sànq planification bi ñu ngi ci seen lu rëy ndaxte wax naa ne imam wala ñu gis sax bu tatone du def taxawu bu tatone lépp lu muy def ko ñëw defal ay jéego ñun jàngalekat yi nga xam ne ñu sax yow maire bi ngay defal fii bi mooy planification pour la leçon bi ñëw. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Aliou Ndiaye nekk adjoint ci imam Babali ci jàkk Babacar Ngom bu Léona dëkkatuma Léona sax naam mën naa wax ni damay voltiger ci jàkk yi léegi ndax jàkk yi ma wër te jage ma te toogaguma fa moo tax fu damay jóge fii dem ci kii jóge fa dem ci Baye Momar wala ma jóge fa dem ci maanaam toogaguma ci benn jàkk daal ndax ci jàkkalew na laa jóge woon waaye ci li nga xam ni moom laay liggéey ci wàllu àddina pharmacien la sama pharmacie bi ngi nekk fale ci Léona jàkkaarloo kër Ousmane Ngom loolu moom boole woon ak imam Babali ci jàkk ji ndax dama daan génne ci pharmacie bi dugg ci jàkk ji di jullee ak moom ci muy château d'eau li nga xam ni moom laay rafetlu ci jataay bi pharmacien la wax ci kii bi bureau association bi man maa amee commission sociale ak santé mais li nga xam ni moom laay rafetloo jataay bi mooy tey jii jataay la bi nga xam ni lu bare lañ ci xaar lañ ci yaakaar ndax dafa am lu bare luy lënt ci suñu bopp suñ dee wax planification ndax ku tudd planification wax ëllëg te ñun jullit yi dañuy faral di wax ni ëllëgu yàlla la lay xew ëllëg yàlla rek moo ko xam mu mel naka tey dañu nekk ci jataayu tey di xalaat lay xew ëllëg ci programme yi nga xam ni moom la ñu nekk di ci yëngu ak ban taxawaay lañ ci yàlla may ñu taxawee ka ci man ci wàllu woowu bëgg naa ñu xuus ci bu baax a baax ba def ci ay taxawaay yi nga xam ni day yem ci taxawaay yu jullit rek beneen bi mooy comme ni ma ko waxee pharmacien la pharmacien dafay liggéey di xalaat li nga xam ni xëy na war na ci am ay taxawaay pour que résultat yi mu soxla mu mën leen am fi léegi ñaari weer wala ñetti weer wala yu demee noonu loolu yaakaar naa ni génnul ci lii nga xam ni moom la ñu war a waxtaane tey loolu tamit am naa yaakaar ci ni tey jii jataay bii bu ma fi génnee xëy na danaa gën a mën organiser loolu man amee di ci yëngu ndax xëy na danaa ci jëlee ci jataay bi ay xalaat yu nga xam ne dana ma jubbanti ci wàllu woowu loolu lay xalaat xaar ci jataay bi wa maa zaalika alaa Allaahi bi alhamdulilah asalaamaaleykum man maa ngi tudd Mouhamed Gaye di jàngale arab Prytanée militaire yor tamit daara comme ni ngeen ko waxee bu dee ci liggéey bi ñu ngi ci commission daaw bi ci tegu mooy liñ ciy séentu rek boo nuy jullit rek yaakaar naa ni yëwanal mooy sa mbir léegi nag mbir yooyu nga yëwanal nag yàlla moo ci war a jekk ak rek kon daal duñ ci guddal duñu wute ñi ci des xalaat man daal lañ ci bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Abdoul Qadir Diack ci association bi maay dafa jege ci wàllu mbooloo mi man maay topp ci secrétaire général Cheikh Tidiane Fall maay adjoint bu dee ci wàllu adduna ab jàngalekat la professeur laa woon ci lycée Ahmed Fall ma depuis 2005 formateur la
au centre régional de formation des personnels de l'éducation man la ñu dénk lépp lu jëm ci saytu liggéeyu enseignants yi ci moyen secondaire donc loolu mooy ci laa nekk depuis 2005 léegi maanaam ci wàllu pédagogie ci lay yëngu li ñu séentu nag ci formation bi yaakaar naa ni lu am solo la ndax liggéey bu nekk fokk pour mu réussir fokk nga planifier ko defal ko ay objectif di soog nag xaar nag léegi waa nga xam nag ay résultats yi ngi ciy xaar dafa am fu mu war a commencer liggéey bu dafa am fu mu war a commencer commencement bi d'abord mooy planification kon lu am solo kon lépp lu ci aju wax dëgg yàlla war nañ ko xam ndax da lay yombalal sa liggéey day tax ay objectif yi nga xam ne moom nga teg pour nga mën ko atteindre kon jàpp naa ne lu am solo te jullit bu nekk soxla ko rawatina nag kuy yëngu ci wàllu jàng ak jàngale ak kuy yëngu ci wàllu imaam loolu daal laa amoon lu ko ci kii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi xaw jaaxle sax ci présentation bi balaa muy gudd lool. maa ngi tudd Cheikh Yahya Diallo gannaaw bi ma defee sama formation ci boolu Fouta dellu si waat dugg ci benn service bu ñuy wax protection des végétaux def naa fa juróom-ñetti at gannaaw loolu ma dellu si fii ci Ndar jëlaat daara ji nga xam ne sama papa moo ko tàmbali woon fii ma jëlaat ay émission aussi RTS def naa fa 33 ans gannaaw loolu comme gox bi ma dëkk góor gi moo fa doon imam bi mu génnee àddina ma wuutu ko waaye nekk premier naay yàlla dogal sama soxna ma jël ko ci booru Medina Course balaa doon jullee juma fekk na suñu jàkk ji moom nekk bu doon juma ma yore ko këy foofu muy bayaan bi yàlla dogal tamit ñu boole ma ci imam yi ma am deuxième femme ci Auclair foofu tamit ñu boole ma ci imam yi yàlla def na presque jàkk jooju ci laa féete léegi muy mosquée Auclair boobu li may xaar ci formation bi it bare na ci ay mbir yi may yëngutu parce que nekkoon naa chauffeur taxi fii ci dëkk bi yore woon naa aussi 7 places di daw Dakar Saint-Louis léegi actuellement maa ngi yëngutu ci wàllu technologie bon yore naa benn site web bi nga xam ni mot na léegi ñetti at bu ma ko créé d'ailleurs kii taxaw xëy na tey di filmer sax man maa ko fi indi pour que bu paree incha allah ko na ko ci àddina bi yëpp di ko remercier de passage parce que moom moo may taxaw samay liggéey ba léegi bokk na ci aussi li may xaar ci formation bi mooy ci wàllu actualité ndax xëy na wàllu technologie boobu may yëngatu am na ay logiciels yu bari yi nga xam ne tey imam yi war nañ ci war a mën a tënku pour mu jural leen lu bari am naa benn logiciel bu ñuy wax ashabul kutubi tisa nga xam ne juróom-ñeenti auteur yëpp a ngi ci Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmizi et cetera loolu amul dara luy màngat xam-xam bu fekk nekkul ci biir ak yeneen i logiciel yi nga xam ni yëpp ay logiciel la yu lay xamal li nga xam ne mooy àddina bi du muy doxee su ko defee li may xaar ci formation bi bare na moo tax ma ne ma yem foofu rek encore président association pour la coordination entre et des actions religieuses association boobu aussi moo jiitu association bi dafay rassembler ay imam ay ulama ay responsable daara ak ay prédicateurs à la rajo am nañu récépissé depuis 86 suñu renouvellement de bureau fan yi sax lañ ko jot donc li ñu xaar ci kii bi bare na mais ma yemani foofu rek di ñaan yàlla defal ñu réussite totale parce que actuellement ñoo ngi séenu imam yi ci actualité asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw léegi dama doon wax ni yeneen ci des pour ñu gàttal seen kàddu wax li nga xamante ni moom moo tënk mbir mi rek moom mooy yow noo tudd ban jàkk nga nekk lan ngay liggéey loo séntu ci seen séminaire de formation loolu rek ak ban fonction nga yore ci bureau bi ñu nekk ci muy bureau association des imams et oulémas Cheikh Yahya Diallo moom moo adjoint lépp lu jëm ci wàllu communication information et communication. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi tudd Ndiaga Diour imam ci jàkke Ahmad Ba lew na angle Ngéwël daara laa yore
jaar naa ci entrepreneur BTP li may séntu ci formation bi mooy am ay jumtuwaay yoo xam ne dinaa am atu yu bari ci projet bu ma tàllal sama partenaire mu sawar ci dugal ci loxo. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi jiite imam bu CDS Grand Domaine du Sénégal nekk ci Diohine maa ngi liggéey aussi rajo Dunia maa ngi yore programme mu diine bi foofu en même temps aussi maa ngi yore recouvrement maa ngi aussi bokk ci mbooloo mi yore président commission communication li nga xamee ni moom laay xaar ci jotaay bi moom mooy comme ñun imam bi bu ñu tuddalee doom ñu yàq ñëw ñu manque de planification la bu ñu jullee ñëw ñu yàq ñëw naka noonu it bu ñu takkaloo ñu yàq ñëw yooyu yëpp ay manque de planification la kon xanaa daañu mën a gën a xam li nga xam ne mooy ni ñuy planifier suñu dund bay teel a ñëw bay respecté asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum maa ngi tudd Mamadou bi ànd ak Mouhamadou Mbaye di ko jàppale ci liggéey bi rafetlu vraiment li mu taxawee ci baax li mu taxawee ci képp ku ñëw ci li développé ma bokkoon ci conseil de quartier maa ngi njëkk a taxawal conseil de quartier ci jamono di liggéey ci wàllu développement local nekkoon jàngalekat yi Lamine Mbaye nag li ñu def ak yéen ñu yëpp planification stratégique dafa am solo ci bépp structure bépp société léegi dina xam fan la nekkoon dina xam fu mu nekk nii actuellement dina xam fan lay yëngu ëllëg lu am solo développement local nag ci la yëngu lu am solo développement local bu ñu koy wax doomu aadama mat la ñuy wax te bu ñu nee doomu aadama imaam yi kenn jiitu ci ndax nit ku gën a àddina imaam yi njëkk a woo mooy liqaam mooy moo ko jox tur donc imaam ñoo jiitu ci développement local donc damay rafetlu vraiment liggéey bii moom la ñu may di defee lu jëm ci planification stratégique dina tax comme ni ko càmbar léegi seen association dana am beneen taxawaay pour ñu ci génnee ak ki nga xam ne mooy ñoo liggéey yaakaar naa bu ñu ci génne association dina am beneen taxawaay boo xam pour ñu liggéey yaakaar naa ni beneen liggéey boo gën a rafet dañuy gis ci seen bi ñuy sant bu baax la ñu may ci taxawaay li mu def nii def na ko ci maam yi mais da ngay def sax ci biir quartier yi conseil de quartier moo leen di jàppale ci boobu bi ñu ciy taxaw liggéey ko di ko sant nañ ne ba ngi dén ñaan ñi ñaanal ko lii mu sumb vraiment yàlla si doon tekki loxo mu nekk loo xam yëpp nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd Mouhamed Baye Diop nekk fii ci Israël ci jàkk góor gi Maguette Diop lan laay liggéey mooy profession bi mooy si doctorant en droit mais liggéeyuma loolu maa ngi gérer benn centre de médecine traditionnelle foofu juste ci Israël asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Ngora Kanté di ànd ak sunu président Mouhamadou Lamine Mbaye étudiant à l'université Gaston Berger ngi rafetlu jotaay bi merci. waaw mais loolu yàlla na yàlla mottali sa jàng. waxu ne lu muy jàng. surtout Mamadou Yéren Sow imam jàkk Cité Niakh ci kaw tali bi Cité Niakh léegi par nag imam bi damay jàngale alquran loolu passé am na bi foofu suma kër di ci jëfandiku di dimbali xale yi jotaay bi nag ñu ngi ci seenu barke sama ñuy déglu daal lu ci nàcc ñaan yàlla yàlla def ci barke ñu yóbbu ko ci mbooloo bi incha allah. mu ne am na daal ci këram. bitik continue bitik asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Oumar Sow di jàngale arabe ci école élémentaire bi maa ngi nekk ci Moussa Deko Diallo bu di imam ci jumaa bokk ci dëkk foofu dina li ma jàppoon li ma doon jàpp avant ma ñëw fii bi ma déggee suñu planification dama jàppoon ni planification ci wàllu jàngale comme que ñun ci pédagogie lay yëngu nan ngay defee planifié doo ko doo jàngale côté boobu laa doon yaakaar man ak ci wàllu discours aussi nan ngay planifié ba booy bind sa discours ak sa xutba nan lay demee man loolu laa jàppoon ak benn mbir boo gis ci sa koñ
te xam nga ne dëppoo ak diine nga bugg ko dindi ne nga jaar si jàkk ji nooy defee moom mbir moom nga bugg dindi si jàkk ji ci kon bi à travers xutba yi nga def wala waxtaan yi ngay def nan ngay def bu réussir man loolu la doon xalaat loolu la doon xaar si jotaay jàppoon si jotaay mais gis naa ne lu gën a yaatu loolu laa gis ñu annoncé xam naa xaar naa daal lu gën a yaatu ak li ma doon xaar incha allah asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. man la Chérif Abdou Khader Aïdara maa ngi jiite ci jàkka ji nekk Fort Usine plateau bi waaye imaam bi foofu Fort Usine jàngalekat laa ci école élémentaire français yi damay jàngale arab ba léegi yàlla dogal na itam damay jàngale damay bay affaire jardinage damay yare ay jur damay yëngu ci lépp loo xam ni yiw la ndax jullit li sallallahu alayhi wa sallam wax ni lépp yiw la ci jullit boo xam sa bopp nag lépp lu baax lu ne rek ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxee yaa nga ca jortu naa ci suñu ndaje bi itam ni ay imam ay nit yu baax ñoo tase ci ay jullit insha allahu taala bu ñu yàlla yeggalee dana nekk natiija boo xam ne ñëpp daañu ci kontaan ñu ngi ci mébét bu rafet yàlla yeggalee ñu ci séntu rek yàlla motti leen ko muy jiw waaw alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin kon maa ngi tudd Ousmane Sow di jàngale arab ci école Sordag 1 ba pare tamit yore daara yore aussi commerce yore jàkk léegi nag maa ngi seenu ci liggéey bii ñeent yooyu nga xam ne maa ko géré xëy ne lii dina ma dimbali ba ma gin ko mën a planifier encore ndax xam ngeen ni dund dafa cher temps dafa cher dafa laaj xam nooy planifier sa maanaam sa dund kon lii moom man seetlu naa ci njëriñ bu rëy ci association bi aussi maa ngi bokk ci commission daaw kon yal na yàlla jàppale ba liñ fi joortu ñu am li ko ëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi tudd Ahmed Sow yore daara Sordiane di jàngale alquran fay ay xale nekk naa it si jàkk bi nga moom lay nii bu nekk foofu si Sordiane bu dee wàllu li ñu nekk si wàllu ci association bi membre laa si dañ nekk aada yi wàllu centre si wàllu ci dañ nekk aada si foofu daa nekk membre bu dee dama seen si tag bi ñu mooy formation bi mooy ndolleeku ak kenn tamit organisé si li may yëngatu yi bu ko déggee loolu daal moo ma si gën a neex mooy seetu naa si am yokkute rawatina si li may yëngatu moo xam si jàngale bi wala si wàllu imaam bi kon nag incha allah si gàttal nii la asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbooloo mi ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku ci nekk ci turam ak sant man maa ngi tudd Cheikh Tidiane Diop nekk kër Moussa Ahmed Niass ci Ndiol sama métier mooy jàngale alquran ci biir Ndiol tant que ma nekk naa ci jàkka Alaaji Modou Ba bi nga xam ne alxaaji Ndiol moo ko jiital waaye nekkaat ilimaan ci kër Moussa Ahmed Niass di jàngale daayira bu jigéen ñi seen jur biir yi oustaz yaa maa dégg di jàngale jigéen ñi nga xam ne ñoo amee daayira ci kër Moussa Ahmed Niass ñu leen xamal seen ñaan di séntu ci jotaay bi nag
ku dimbale daara surtout man ndax daaray Sakkel ak daaray Seen defe naa waroon nañ ko passé bu ñàkk te ñun ci la directeur ba léegi kon bu ñu ci jàppale dañ la gërëm nañ la sant te yaakaar naa ne lii ñu nekk buntu mën na cee feeñ ba ñun ñëpp ñu jëriñu ci te loolu laay ñaan yàlla ñaan leen yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maa ngi tudd Imam Ali Hadji Malick Kane di imam mosquée bu populaire mosquée Serigne Kane en même temps maa ngi nekk premier naalib ci juma Péceli nekk ci raay bi ci association imam yi ma toog ci imam ba jël wàllu formation naka noonu tamit jàngkat alquran laa maa ngi yor institut islamique bu ñu wax Manarul Huda daal cosaan boo xam ne bu doon suñu wéy yokk nañ ci nag internat yokk ci préscolaire boo xam ni daara moderne préscolaire daara moderne. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ma ngi tudd imam Tayyibou Ba nekk imam ratib ci jumaay Jamina. Ma ngi nekk adjoint trésorier ci association bi yore itam benn daara moderne nekk directeur. invité Dakar la jóge damay liggéey ci affaire ingénierie technologie ak management ma am benn entreprise bu nekk Dakar kon dama ñëw pour jàppale Lamine jërëjëf. man nag xam nga man du ma planificateur moo tax mais jàng naa ci lu bëri. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala man la nabiyya ba'd. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maa ngi tudd Mamadou Camara wala Mouhamed Camara maa ngi jiite daara Chamsul Islam jàkk bi fa nekk ak daara ji ci biir bureau bi tamit maa ngi ci premier adjoint ci ki yore wàllu projet. kon ci formation bi maa ngi ci séntu lu bari waaye yaakaar na formateur bi gis na benn feebar bu feeñ léegi ndax jël nañu temps bi yëpp pour présenter wu kon loolu aussi war nga ñu ci formé pour mën a tegu suñu wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di wax ni man maa ngi tudd Ousseynou temps yi ma nekkee activité boobu maa ngi nekkoon service bi ñuy wax statisticien la dama retraité ci mbiru association bi nag am naa ci ñaari rôle bu jiitu bi moo di adjoint la ci trésorier bi beneen bi nag moo di coordonnateur la coordonnateur maanaam lépp loo xam ni association bi ñu ngi koy def ñu ngi koy tënk daanaka maa war di jottali yooyu communication ba ñëpp mën cee jot donc damay wax ni donc fi mu toll nii jotaay bu may neex la doon ndaxte ci laay sukkandiku pour gën a mën a améliorer mën a dëggal yi nga xam ne moom la def maanaam coordination bi wasalaam. du Moussa Sow imam ratib cité poste bu jub ci wàllu adduna bi jàngale arab ci enseignement primaire en même temps tam conseil pédagogique en enseignement arabe primaire ci association membre la ci fii ci côté daaw bi naa ko incha allah li ma xaar ak yàlla def ci daaw rek albarka asalaamaaleykum. alhamdulilah maa ngi tudd Umar Ba nekk imam ratib ci masjid Sohid Mubarak nekk gannaaw raay ñu jéem a xam ci sama yëngatu nag mooy daawaate alim def ko tam ci gox yu bëri wuuti mu nekk maaruf ci loolu mooy sama yëngatu li ma seetu ci temps yi ñu toll nag maa ngi jàngale ci Mahadum Ousseynou fi ma séentu ci dawra bi nag mooy surtout ma adana bu jaxasoo bi ñu
ñu gën a gindi imam yi ban taxawaay lañ fi taxaw ndax ci jamono fitna bu dëgg la ñu nekk ci jamono ci àddina bi yëpp salaamaaleykum. Mouhamed Lamine Mbaye waaw maa ngi jiite mouvement pour la civilisation du développement mouvement la boo xam ni quelque gens ñu liggéey si daal di xool daal ñu mën a jàppale xeet si suqali leen ci seen mën-mën seen am-am loolu daal mooy suñu soxla donc daal lii day entrer dans ce cadre jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah man la Samba Mbaye bokk si mouvement MAD ñoo jàppale sunu frère Mouhamed Lamine Mbaye jotaay bi yàlla ak yàlla jubal. man maa ngi tudd Moussa Sow nekk imaamu jàkkay minbar bu sud bu Saint-Louis nekk directeur benn école coranique bu nekk sud boo xamante ni ñoo ko fondé depuis 1966 ma nekk ba comme njiit nekkaale tamit responsable à l'organisation ci association des imams et oulémas de Saint-Louis nekkaale tamit coordonnateur des maîtres coraniques de la région de Saint-Louis man li ma seetlu fii moom mooy yokkute ci bépp fànn boo xamante ni ci dundu doomu aadama lay jëm surtout ci fànn yi nga xamante ni moom lay def ci séminaire bi. parce que ñu ngi yëngatu si wàllu lu ñuy jàngale diini ñu koy xamale ñu ñuy transmettre pour li ñuy wax savoir maanaam am na xam-xam boo xam ni yàlla may na leen ko ñu koy jéem a fexe nit ñi mën koo xam buñ ko xamee aussi mën koo jëfe ñaar ko ñett aussi beneen mbir aussi am na parce que comme ay jàngalekat la toujours tamit daf ñu may aussi ñu xam jéem a xool ban yoon la ñu mën a jaar su ko defee lii ñu def nii moom la ñu tuddee suñu négociation aussi li si jëm mooy présentation day nekk loo xam ne nii day nekk li ñuy wax brise glace maanaam dafay fexe ñu gën a xamante gën a miinante parce que si nekk booy ñëw boo xamul nit ki dina ne kii kan la kii di wax nii tax mu war a mën a toog fii di wax lan moo tax mu ñuy wax nii mbir yooyu yëpp lu ñuy mbir xel di daj la di ko xol di ko nu ñu koy wax sax mu nekk si xol bi te mën na am loo xam ne bii si comme dañu war a si ñaari fan yi am fu ñu jógee am fu ñu bëgg a dem war a ànd war nañu mën a waxtaan si mbir yooyu donc du perte temps ñaareel bi aussi mooy ñun si li ñuy faral di doxale tamit mooy njàngale dañuy gis ne ñetti étages mooy nit ki da ngaa war a mën a fexe am na ñoo xam ne ñi d'abord mu xam yëpp li ñuy wax savoir bu paree est-ce que li mu xam mën na ko jëfe et est-ce que ñetteel bi dina am njeexital ci dundam ci ni muy dundee ci biir société savoir-faire loolu nag bu ñu ko waxee savoir-faire jàpp nañ ne fii duñ ko mën a tey yaakaar naa ne ay imam la ñu am na noo xam ne nii noonu mooy seen li ñuy kay jéem a làmbatu mooy est-ce que jotoon nañu jéem a daj nañ lii ñuy wax ak fan lañ ci toll ak bu dee daj nañ ko am na peut-être ñu ko jotoon a daj am na ñu ko jotuloon a daj dafay daal di nekk li ñuy wax mise à niveau kon donc ñu ko jotoon a daj foofu ñu xaw ñu jéggal si wàllu planification am na fii ay ñoo xam ne peut-être expert lañ si am na ñoo xam ne si dañuy liggéey kooku peut-être dina xaw a yàkkamti pour ñu wax ko si yeneen yi loo xam ne ni moo topp si li nga xam ne peut-être moom la si jotoon a xam ki nga xam ne ni nag peut-être que am na jiixi jaaxa si loolu mooy lan te commencé nañ ko fi laaj planification moom mooy lan est-ce que mooy planifier li ma war a defee sama discours est-ce que mooy planifier li ma war a mën a lijjantee yenn mbir yi nga xam ni lañ ne si wàllu jullit yi si loolu wax nañ fi planifier temps bi est-ce que mooy planifier suñu temps pour mën a di ñëw heure di wàcc heure wax nañ fi aussi planifier temps waaye wax nañ fi aussi planifier ban am na beneen bu ñu fi wax de yaxanal si wàllu koom-koom wax nañ fi waxuñu ko waaye bii sëñ bi di wax nañu tamit planification familiale am na ku fi tudd nan la wutee ak planification
ak planification bële laaj nañ fi tamit ba laaj si am na fi tamit ñoo xam ne ñii def naa ne sëñ Njegaan la Diagne dem na si wàllu même wàllu philosophie waaw planification bu ñuy wax mu mel ni ne suñuy wax wàllu diine dafa mel ni day am prédétermination am na loo xam ne nii moom yow sa yoon nekku si yàlla moo koy def loolu kon yow lan la sa yoon ba nga si planifier di jéem a xool lan mooy ëllëg loolu tamit yaakaar naa ne waxtaan la waaye yooyu yëpp est-ce que dinañ ko fi mën a waxtaan sëñ yaakaar loolu yëpp yaakaar gis ngeen ne kon waxtaan bi yaatu na donc dafay laaj tamit kon ñu jéem a seet lan lañ si mën a jóg si temps bi ñu am parce que li njëkk a def mooy wax nañu li ñu am si temps yaakaar ne da war nañ ko mën a toog tey ba 4 heures suba tamit 9 heures yaakaar naa moom lay wax 9h30 ba 4 heures te dina fi am pause maanaam dinañ toog di noppalu tuuti dinañu xéewlu kon donc temps bi gàtt na si temps boobu lan lañ si war a mën a waxtaan lan lañ si war a mën a jukki ba nga xam ne bii bu ñu ko jukkee dinañ jàpp ne bu ñu paree ñu ne kon lii kat tey moom la ñuy def suba ñu léegi ñu mën a eggali li si leneen wala beneen yoon ñu mën a eggali kon bi ma ko xoolee dafa am sëñ kaddu sëñ Sow ba sax daa mel ni moom daf ma mos a jàngal wala mu nekk jàngal woon Dakar arab jàngaloon naa école bi Pikine ak mënoon nga def prof arab de maa gis kanam bi ma ne waaw dafa mel ni jàngaloon na ma de kii dafa mel ni jàngal na ma kon nag moo tax ma ne sëñ bi du ma mën nekk si lu dong de moom ñaanam nangu na ñaanam nangu na parce que bëggul woon nga nekk taalibe éternel parce que bëggul nga nekk sëriñ incha allah jërëjëf sëñ bi maa ngi kontaan vraiment si gise bi donc tey li ñu indiwoon dañu jàppoon ne ñun dañ ma wax ne dañoo bëgg bu ñu fexee si biir atelier bi suñu paree li tubaab yi di wax objectif pédagogique ngeen koy wax mooy objectif formation à la fin de la formation participants yi seront capables de noonu la enseignants yi di wax waaye si biir formation mu am li ñuy wax ñu progression pédagogique si biir ñoom dinañu jàng lii ak lii pour mën a bu ñu paree mën a am lii le système loolu waaw le système waaw loolu nag bu ñu ko xoolee ma ne dañu ma waxee élaborer fii dinañ fi mën a bu ñuy génn élaborer plan stratégique est-ce que dina mën a nekk génn fii rek bu ñu paree am nañu plan suba am nañu plan stratégique est-ce que dina mën a nekk est-ce que bu ñu fii ak suba bu ñu paree incha allah est-ce que dinañu mën a am programme d'activité triennal maanaam si programme si ñetti at yi lan la ñu war a def. lan la ñaan war a def. mooy association bi. association bi wala nit ñi. association bi lañu loolu est-ce que dina mën a nekk est-ce que dina jàppandi laaj ñetteel bi ñu ne élaborer plan de suivi dinañu wax li ñu bëgg natt def waaye dinañ wax sax nan lañ koy toppee ak nan la ñuy xamee ne mbir mi antu na am antu ñeenteel bi ñu ne dinañu am fu ñu tënk maanaam dañuy réaliser diagnostic maanaam li nga xam ne lii mooy suñu gàllankoor li nga xam ne lii moom mooy suñu li nga xam mooy suñu doole li nga xam ne lii moom mooy li nga xam ne lii yoon yi nga xam ne lii foofu la ñu war a dem te lan mooy ëkk yi fa nga xam ne ñoo nekk si yoon bi fu si nekk dinañ xam fan la nekk ak nan la yàqe wala nan lay mën a gën a ñoŋale suñu liggéey ñu ne loolu balaa ñuy génn wax nañ ko xam ñaari fan
juróomeel bi ñu ne ah boobu de moo taxoon sax ma ñëw ma ne ah ngay de bu dee lee rek est-ce que dinaa ko mën Lamine ñaari fan yi est-ce que dina si xaj waaye bi ma gisee former ses membres sur les méthodes de planification et de suivi évaluation maanaam waxtaane ba ku génn fii xam ne lan mooy léegi planification lan lañ koy defee ak nan la ñuy tërale suivi évaluation ma ne ah bu dee loolu de kon yaakaar naa ne war na mën a nekk parce que bala ngaa jëm dañu war a ànd xam ba pare kon jàpp naa ne si sama xalaat ma d'accord nga ma xaw ma ndax d'accord ngeen ak man am déet li ma sas sa mbokk bi may ñëw de mooy si ñaari fan yi fexe boobu fi association bi membre yi nga xam ne ñoo fi nekk teew tey bañ a réere mbir lépp lu jëm si wàllu planification nan lañ koy fi yan yoon la ñuy jaar yan pexe la ñu war a taxawal nu ñu war a defaree seen yoon ñu wax noonu mooy bu ñu jógee ñu war a def seen plan stratégique nan lañ koy defee lan lañ say d'accord lan lañ si warut a lan moo si warut a la nekk nan la ñu war a mën a saytoo seen activité yooyu ak nan la ñu mën a si ñetti at yi defee ko ak nan la ñu mën a defee avec un plan de suivi évaluation maanaam li ñu jotoon wax si kaw yëpp dama ne ñu jéem a former fii waxtaan si pour mën a xam nan lañ koy defee ak yan yoon bu si ñaari fan yi bu ñëpp xamee loolu bu ñëpp d'accordé si yoon woowu si ñëpp d'accordé si pexe yooyu buñ si àndee waxtaan si sottantee xalaat ñu wone lii la ñuy def planification buñ ko waxee ah si àdduna bi yëpp wala si ñi ëpp lii lañ ko jàppee lii mooy yoon yi lii mooy état yi loolu yaakaar naa ne mooy ils seront capables de mener leur processus de planification kon loolu laay yaakaar ne moo si mën a nekk si ñaari parce que jàpp naa ne bu ñu commencé defar plan bi si ñaari fan yi duñ ko eggali te est-ce que ñëpp xam nañu li ñuy bëgg a def ak nan lañ koy defee parce que ku si nekk am na noo xam ne nii noonu nga yaakaar ah ku si nekk am na noo xam ne nii buñ la bàyyi woon noonu ngay defee ñu ne kon si ñetti fan yi dañu boolee ku si nekk xalaat boobu ñu jéem a wut benn yoon boo xam ne nii si la ñuy tënk mën a si jaar pour mën a yegg fi nga xam ne fii foofu lañ jëm pour mën a am suñu plan de stratégique ñu koy wax aussi plan de développement est-ce que loolu leer na est-ce que nekkul loo xam ne nii loo nekk na loo xam ne nii jàppandi na si ñaari fan yi bu fekkee ne du nekk tamit loolu day tax ñu soppiwaat li nga xam ne lii indi woon nañ ko defaroon nañ ko préparé wu woon nañu si parce que jàpp nañu si ñaari fan yi loolu la ñu jàpp ne moo si war a mën a nekk. baax na wala baaxul ah sëñ bi kon nañu wax nañu jox inspecteur bu seetal lépp inspecteur waaw xam nga. dama ne loolu du ko mën a am moom baax na. baax na ñaar ba it li ñu ci dimbali mooy am ay support. mooy documents yoo xam ne bu ci xajul rek bu ñu demee xëy na dañuy jàpp ne ñu mën ko mbir ñu comprendre. d'accord kon tamit loolu dina mën a nekk. est-ce que am na beneen yoo yu ci mën a yokk donc dinañu si biir ñaari fan yi tey waxtaane planification suñu waxee planification am na ku si nekk li mu indaale woon lan la ñu war a mën a tënk jàppandoo ko ne lii la ñuy tuddee ñu planification stratégique pour association bii nag muy association imam yi ak ulema yu say loolu mooy li ñuy wax mise en commun pour ñu xam li ñuy wax est-ce que ñoo ko bokkandoo est-ce que ñoo si xamandoo nañ ko nii wala am na loo xam ne nii wuute nañ si wàllu gis-gis su ko defee dinañ mën si waxtaanee si di sëñ damay fàtte. jaaj peut-être waxoon dina si mën a dugg si planification aussi si wàllu temps li koy wuutale ak yeneen yi aussi dina si mën a. waaye li ñuy xam mooy bu ñu waree jóg def planification bu ñu xamee lan mooy planification ba pare lan mooy maanaam jéego yi ñu war a teg ak si lan lañ ko war a sukkandiku ak nan lañ ko war a defee li si sëñ bi yokk mooy nañu am tamit loo xam ne nii nag dinañ ko bàyyee ay jumtukaay ñu bàyyee ko ak loo xam ne nii dinañ si mën bu ñu toogee ñu nafar loolu nag li ma ko man si li ma ko amee
mën naa si joxe ba ngeen doyal bu dee aw lu ma amul aussi mën naa ko wuti indi leen ko waaye si nasaraan lay doon ci français aw ma ko si maanaam si arab ah su ko defee yéen a koy xool yi nga xam ne si mais bu ngeen ko xamee di ngeen ko mën a yéen wuti ko si internet bi si wàllu arab.